221.com dalati leen ak jàmm ci seen chaîne préférée muy enquête 221 artiste sur la toile revient encore une fois artiste sur la toile moom xam naa ñàkkul ne ngay ñaanal xaw ma maa am rap wala émission bi moo am rap émission bi day commencé ba mu yàgg di ba si yàgg arrêté mais ni bon dama am rap quoi mais bëgg naa ngeen ñaanal ma namoon naa leen lool ci jotaay yu mel nii di am mbégte nag à chaque fois di leen indil artistes yi nga xamante ne dañu nekk en vogue da ngeen leen di déglu di leen topp di leen toppandoo parce que gis nañ tey Sénégal ñëpp ay coverman lañu ndax ñiy def TikTok yëpp dañuy reprendre ay wayu jàmbur te il paraît que Sénégal ñëpp ay rakku Mama Mbaye lañu waaw Mama Mbaye léegi il a plusieurs frères gars yi ñu ngi doon sax dem bay naan est-ce que duñ ko tubaab bi sax dugg si ñoom ñëpp ay petit frère u Mama Mbaye lañu ñoom Ibro xam naa su ma nee rakku Mama Mbaye ñëpp xam nañ fan laa jëm Ibro de son vrai nom Ibrahima ñu bàyyi la nga nuyoo. waaw d'abord maa ngi lay nuyu di nuyu sama gars yi nga àndal Baye Fall yi di nuyu Sénégalais yëpp waaw di jaajëfal ñëpp di rafetlu seen liggéey tamit di leen ñaanal jàmm. amiin ñu bokk ko incha allah naka coono yi nag. waaw ñu ngi sant sëñ Bamba. waaw di waaj safar gi. waaw ñu waaj bu baax. safaru Covid bi. ñu ngi waaj incha allah. mais nan ngeen ci fas yéene taxaw coow li bëri na waaw mais dara xam nga ñun moom comme que Sénégal lañ nekk te dañoo am njiit nañ topp lu ñu digal rek xam nga ñun moom dañoo bëgg sëñ bi xeer ci moom léegi dañuy topp lu ñuy digal rek bu ñu demee màggal ñibbi si waat. mais xam nga en fait problème bi mooy du màggal gi mais da nga daan gis première safar ba bu ñu yegsee si 18 safar gi da nga gis gars yi dañ daan safar fu nekk yéen a ngeen di safar. waaw safar xam nga safar moom mën nga ko defee nu ne boo defee say benn toog sa biir kër yi ak say xarit ba tey yaa ngi safar. def sa benn safar fii nii rek ak distanciation sociale ya voilà naka waa PA. waaw waa PA ñu ngi fi. ñu ngi si jàmm from PA ndax yàlla parcelle am woykat gannaaw Demba Dia boobu ba tey dégguñu parcelle am woykat waaye seen doom ñëw na nag. ëpp na et puis ñëwee doole mais da nga garaaw quoi Ibro lu ma remarqué si yow benn affaire yow bañ la laajee sa naajo bi fu mu jógee jox nga 150 000 versions Ibro. waaw. da ngay réeral gars yi wala nu mu demee noonu. non réeraluma gars yi. naajo bi moom ay njaago ñoo ma ko tuddee. ay njaago ñoom. yow lan nga def njaago yi ba ñu tuddee la Ibro naajo. non ñoom moom loolu moom bàyyi mu sedd rek. non jamais man damay weeraate enquête 221. njaago yi samay xarit lañ. ana waa ji nga sàccoon buye moom sax ni la naajo bi. waaw njaago yi ñoom bàyyi leen noonu rek yow. non xam nga lu tax ma laaj. xam nga ñoom samay xarit lañ te dama leen lakkal. ñoom daanaka sax li nga yéex a ñëw la mais boo ñëwoon di nga leen fekk fii nii. yaay fii la ñuy nekk samay xarit lañ ñu doon ñu ay dëkkandoo yu baax. yaay maa ngi leen nuyu waa lañ. waaw mais waa ji da nga ko waroon wër ndax keroog ba nga sàccee buye mu sànni la naajo bi ba naajo bi topp la kan Mama Mbaye moo la sànni naajo bi naajo bi law na waaw. non dëggal ma tur bi day fay prix normal fay na prix déggoo ko benn njaago bi déggoo mu waan sama yaram tàng na mooy wax noonu. mu ngi noonu mais quand même ce fut un énorme plaisir ñu ñëw franchement waxtaan ak yow fii nii mais Ibro mu am lu ma jaaxal Ibro tëggkatu sabar man gis naa percussionniste tëggkatu sabar bu ñëw nekk taasukat tëggkatu sabar fecckat mais tëggkatu sabar bu way ak sa voix en fait daf ma jaaxal c'est la première fois xëy na ñun li ñu remarqué ci ñi fi njëkk a tëgg sabar way Mbaye Gueye Faye la mais Ibro naajo bu ñëw way nga dégg voix en fait sa xel du dem sax si tëggkatu sabar. waaw sabar bi sax la gën ñu gën a ràññee mais jaar naa ci ay bongo ay fecc lu ne jaar naa ci mais suñu borom ku ci nekk ak ni mu lay jaarale tey jii xaw ma ne woon sax ndax ay way laay mujjee moo tax lépp dañ koy jël dénkaat ko suñu borom moom mooy jaarale nitam fu ko neex moom lu mu def moo gën lu mu deful tey jii. Ibro yow géwal nga wala géer. waaw man moom sama waa kër ñëpp ay géwal lañ kër gi nga ñëw ñëpp ay géwal lañ. mais man moom sama côté yaay man mooy kii quoi. mooy géwal en fait xam nga ma jaaxal tëgg sabar bi. mais xam nga aar la te dañoo bëgg aar man tey jii loo xam ne bu ma gisee mu doon aar mu leer ma ne bu ma ko defee dama koy mën ba tey jii dama si dugg parce que aar la te dama ko bëgg. groupe Dosé say mbokk lañu wala say copain wala da ngeen jég ba si ak forme groupe bi. waaw loolu famille la sax famille la laay wax parce que bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd
nekkandoo ci simb yeeg mbapat yeeg ngénte yeeg yëpp kon loolu nekkatul xarit ak groupe kon loolu famille la quoi maa ngi leen nuyu waale. effectivement vous avez tendance yenn saay li nga xamante ne moom mooy seen fort ba tax nit ñi xam leen da ngeen di xëy suba jël benn élan rek daal di koy bàyyi Ibro kenn gisatu la nga tëgg. waaw xam nga yooyu moom. man topp naa waaw xam nga yooyu maanaam tey jii maanaam chaque période ak ni ngay doxalee. fi mu nekk nii dama concentré wu si musique bi concentré wu si waay bi mais dina am ay spectacle yu mag yuy ñëw des fois du ñàkk nga taxaw wane ci sa bopp. waaw non d'accord da nga concentré wu ci musique bi waaye mais forme musique la boobu surtout beneen bi nga xamante ne moom moo daan indi benn feedback ak seeni ay fans te dinañ ci gën a xóotal mooy jàkkaarloo yi nga bàyyi. non bàyyiwuma jàkkaarloo xam nga corona bi. non pas avant corona bi kañ nga gëj a tëgg jàkkaarloo. non avant corona bi moo xool naa jàkkaarloo yëpp waaw. mais prix bi nga aj. non ajuma prix bi xam nga tey jii maanaam tey jii comme ni ma la ko waxee sànq ni ñu concentré woo maanaam si musique bi studio yeeg répétition yi moo gën a bëri tey jii nii des fois mariage yi du ñàkk nga koy jouer parce que di nga am say nit yoo xam ne. effectivement dañ doon ñaan naan chaque jour bi may takk yaa may jouer ñooñu bu ñu xewlee faaw nga bàyyi lépp dem jouer leen parce que ba muy metti la woon kon bu neexee tamit waaw war nga leen mën a kii quoi. dëggantaan tey boo xoolee si sa ay début nga commencé si tëggum sabar bi ba yàlla indi waay bi sànq nee nga foogee ko woon loo ciy tënk. comme léegi moom. ba ngay tàmbali ci way bi loo xam ne ba ngay tàmbali tëgg sabar xalaatoo woon ni di nga way ba fi nga yekk ni lan nga ciy tënk. ba may dugg si sabar sax xalaatu ma ne woon dinaa si dugg moo tax comme li ma la wax sànq nee naa la suñu borom mooy jaarale nit ki foofu tey jii dama daan jàngi école. benn doomu Dunyaay Meng laa xamante noonu. Papa Meng moom moo ma daan jël si suñu biir école. jàng ba ban classe. jàng naa ba 5e. 5e lycée. ah non jàmbaar nga nag pour man sax classe góor yi nga jëm. Papa Meng moo yàq sama jàng bi yëpp. day ñëw jël si ma yóbbu ma ay programme temps yi defuma dara nag damay dem programme ba commencé di ko jàppal ay bongo affaire yooyu noonu ñu dem ma nekk ci bongo yi nekk ci sabar yi di ci foo ba. yàlla xiin. entre parenthèses comment tu étais en classe. man moom ndilaar laa woon mais mathématique dam suñu borom dama ci moyen quoi man mathématique côté boobu laa mën a. dëgg la xam nga lu tax nga mën a calculer xaalis en fait xam nga lu tax man laaj la laaj bi mooy da nga doon fawee way ba way fekk nekk dëgg ci yow loolu tax man laaj la lan nga ci tënk li ma doon xaar mooy. gis nga nit lu muy fawee rek yàlla na doon loo xamante ne lu baax la parce que fi affaire bi egg ak yow nii tey nekk na loo xamante ne xaaroo ko woon surtout ça tey am na benn envergure wala benn ampleur bu mu am ci yow Ibro man li ma jaaxal ci yow mooy bi ngay tëgg soirée boobu amoo lu taxaw fan la jaar loolu. yow moom ku ma xam nga fan nga ma lijjantee xam nga maanaam waa Parcelles yow xam nga ni ñuy dundee ñoom dañoo mën a dooleel nit. ba ma nekkee ci simb yeeg xew yeeg tànni béer yi commencé ñuy teg karawe tànni béer yi ñoom ñoo ma forcé ne ma force da ngay jouer soirée ba jour boobu maa ngi koy fàttaliku le 29 décembre maa ngi dem naa leen bu ma demee lan laa war a way boobu aw ma single aw ma dara ñu ne ma force da ngay jouer mais bu ma demee lan laay way mais bañ demee macha allah géré nañ ko nice si la pare nag xam ni instant bi ñoom am ful la teg léegi da ngay bàyyi lépp bàyyi caaxaan beeg bàyyi lépp. jàpp ci liggéey bi dem ci studio yi jaayante ni sa morom yi génn single ak clip. nga xam ni nag am nga place caaxaan jeex na. noonu la demee. non je sais man dama la topp imagine Ibro Cabana Club Saraba Five Tropique Ravin Ibro guichet fermé ba adduna yëpp di ko waxtaanee en fait xëy na mën naa ni li xëcc sa tur ba nit ñi naan Ibro mooy guichet fermé bi ak coow li say soirée àndal lu waral loolu. waaw guichet fermé bi moom. yow sax mën nga ko def parce que boo doonee bàyyi faal rek wàcc sa bopp respecté ñi nga dëkkal xam nga wan ñëpp yar yow war nga mën a def lu raw guichet fermé parce que tey jii nit ñi kenn moomu leen da nga leen di wan yar jég leen ñu wuy si la waroo leen ko du la wuy si parce que ñoom moom seen bopp waaw. mu ngi noonu c'est très important li nga wax moom mooy gis nga li loolu la olof di wax naan su nit ñi di ut alal utal nit ñi. soo amee nit ñi di nga am nit ñi am alal parce que xëy na li nga ko waxee nekk Baye Fall et puis disponible ci ñoom moo tax tey boo tëggee fu nekk ñëw
mais am na affaire bu ma la bëgg laaj xaw ma bàyyi nga ci xelam déet bi période Covid bi dugg see ba nit ñi dem confinement sama mbokk yi di wër di def ay reportage ci mbedd yi am na benn kër bu ñu duggoon ci banlieue bi am benn xale bu jigéen bu ñu dajal di ko laaj lan moo la gën a metti ci couvre-feu bi mu ne dama namm soirée ay ñoom Ibro Naajo seetaan nga loolu. waaw xam nga sama soirée yow maanaam comme ni ma la waxee sama soirée fii du ma wax sax parcelle du ma wax parcelle kese maanaam Guédiawaye Pikine ñëpp sama soirée événement lañ ko def parce que foofu day am benn dajaloo boo xam ne ku ci nekk di nga toog gëj a gis sa morom fa nga koy gisee fa ngay mën a béggee xam nga moo tax dañuy namm soirée yi te incha allah ñuy ñaan feebar bu jóge fi rek après boobaa nag dinañ gis leneen lu bokkul. parce que xale bi couvre-feu bi yow nit ñaa ngi nekk ci couvre-feu coronavirus nit ñi di ko xalaat tiit ci loolu lan moo la metti mu ne Ibro Naajo laa namm xam nga ko Covid safu ko Ibro woo ko saf de Ibro lan nga def xale yi. non def moo leen dara. xam nga boo nekkee déggoo kii naa la Ibro dafay xale di ànd ak ay gone. non moom dinaa ñëw ci moom après xam naa dafa mer aawu la dinaa ñëw ci moom mais quand même am na beneen aspect mooy que ni soirée Ibro Naajo nga dugg Ibro on a l'impression que ni répété woo dafa am benn fiilu courant bu la lié ak sa public da ngay jékki-jékki ba saa gis ñoom ñëpp jógandoo kenn du toog. waaw loolu miineel la comme ni ma la ko waxee. miineel la comme ni ma mel ak sama musiciens yi parce que sama musiciens yi ba may commencé ba léegi ñooy ànd ñi may doon àndal tëggkat sabar yi ñoo may tëggal kii man ak moom bañ nekkee xale ba léegi ñooy ànd public bi man ak ñoom ñoo màggandoo fii juddandoo fii ñoom lu may wax balaa maa eggali ñoom dinañ ko xam. loolu moo ma jaaxal en fait man je me dis que ni yow xanaa da ngay répéter ci benn terrain boo xamante ne nit ñi dañuy ñëw parce que damay gis boo yëkkatee balaa ngaa egg ci daaneel ba nit ñi àndandoo nañu ak yow. non dañuy miin morceau yi rek xam nga morceau yi maanaam live yi heure boo ko defee da nga koy enregistré ñoom dañ koy yor seen téléphone di ko déglu. mais aussi am na aussi xam nga comme c'était pas un répertoire qui boo xamante ne dañ ko formé tey mu mel ni li nga doon dund ak ñoom ci ngénte yi ak ci jàkkaarloo yi dafa mel ni loolu nga transporté indi ko ci boîte bi. waaw loolu mu ngi ci musique bi mais am na yeneen tamit yu ñu ci dugalaat parce que ñu ngi liggéey quoi ñun ñu ngi liggéey ñun amuñu dara ñun boo xëyee fii nii bu fi booy nekkoon léegi da lay jàppal gaam. boo waa damay génn bàyyi ak booy da lay jàppal gaam nga ambiance ba doyal ñun noonu la ñuy dundee chaque jour ñu ngi ci maanaam li nga xam ne ci la ñu war a nekk moo tax des fois damay taxaw sur scène am na gestes yu may def sax dinañ xam ni fii laa jëm. waaw looloo waral keroog ba nga demee Sorano ñu saboté la nga xam ne am na lu xew. non loolu moom. non en fait non xam nga laa ci jublu parce que da nga wax dama la dégg nga lu am solo da ngay toog di way yaa ngi am retour normal. waaye nga gis ne public bi feccuñu nga ne am na lu xew parce que yow foo branché rek gars yi dañu war a maas de ah. waaw loolu moom am waaw looloo tax nga xam ne keroog dañu bëggoon këpp yelwaan bi non bu ko ragal yow xam naa ne yow yaa ne doo ragal n'est-ce pas ah. non man du ma ragal. d'accord waaw man ndax. nit bu ragal rek yëpp yàlla la. mais non garaaw. non man néew ma dafa garaaw wuy ma sama gars yi am na. non bàyyi loolu kii mais des fois dina am na yoo xam ne da nga koy bàyyi mu sedd quoi. waaw am na mais nañ ko bàyyi mu sedd waaw non en fait xam nga lu ci am importance mooy tey en tant que à part que nga nekk un waykat mais tu es un technicien da ngay sentir sa public da ngay xam ni fii tey am na lu fi manqué. dëgg non loolu moom du ma ko balaa ma xam nga maanaam dafa am loo xam ne ak moog show bi ñoo ànd. moog show bi ñoo ànd xam nga tey jii nii maanaam suñu borom dimbali na ma ba am na yooyu genre yooyu dootuñu ma ko defati. parce que genre yooyu man dootuñu ma ko defati quoi. parce que bu may demati dinaa teel a xam ni may def teel a dem parce que instant bi nii Ibro Naajo bi doon ànd ak ay xaritam xam nga samay xarit ay xale lañ ak Ibro Naajo bi bokkul. parce que moment bii maanaam maturité baa ngi fii. te it signé naa ci label boo xam ne tey jii grand boobu noonu tey jii musique Sénégal xam ne. non dina ñëw ci après ci label bi am na sax yu ma la ci bëgg kii mais ça montre tout simplement que ni àdduna loo ci dund ñaar nga ciy jëlee expérience ak leçon. Ibro Naajo kenn dootu ko defati lu mel noonu waaye Ibro Naajo màgg na ba léegi xam na fan lay teg tànkam c'est bien c'est bien lu nekk loo gis ci àdduna da nga ciy jàng mais comme dama lay topp ndeysaan da nga wax sànq lu am solo. mooy yéen da ngeen di jékki-jékki ba si yàgg ni rek jàpp temps xam nga tëggkat bu yàggee ci tëggam day mel ni xel mi sax sabar la làmmiñ bi galañ lay nekk
Mbarakukun. waaw loolu comme ni ma la waxee loolu ay notu sabar la. non ay notu da nga ci yëngal Sénégal. waaw loolu ay notu sabar la tey jii maanaam ay notu sabar yu ñu waxee gémmiñ la comprendre ay notu sabar yoo xam ne tëgg la ay baax la mais dañ ko waxee gémmiñ quoi comme nga expliqué tëggkat naan ko Mbarakukun ko. non man dafa am lu ma dal ci Mbarakun dama ko déglu am naa ko sama téléphone mu nekk lu ma neex ma déglu ko nga live ko ma ni en fait da nga ko tàndus xam naa ñàkkul parce que yéen léeg-léeg ngeen nekk sur scène nii affaire yi neex seen yaram tàng mais ñu daje man ak yow xam naa bàyyi woo ma xel open press Modou Lo bi mu defee terrain ak apes boobu mi ngi wàcc combat wam ak Balla Gaye mais nga ñëw way nga way ba mu yàgg ci biir way bi nga duggaat ci Mbarakun j'ai senti les mêmes notes ni nga ko agencé ni nga ko teglee ci live bi nga defoon ma xam ne nag Arnaud li dafa nekk ci yow. xam nga maanaam boo nekkee xale jaar ci simb yeeg ngénte yi xam nga des fois boo ñëwee ci milieu musique yow bul ñëw rek ne lii waruñu ko def lii amul ci musique amul frontière. tey jii man bëgg naa bu ma demee ba woytuma ñu taxaw ne Ibro Nadio de moo doon woowee style bii nii man sama style bopp laa yor. effectivement. comprendre nga moo tax may indi yeneen façon ci musique quoi. su ma la doon laaj tey si biir Sénégal musiciens yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk sa style kan nga siy yaakaar ni tey kooku nga ciy gis sa bopp. non man moom sama style bopp laa yor. waaw mais am na sa style am na ku mu xaw a semblable. maanaam ki may bëggee man ak ki may déglu du Ndiaye Meng la moom laay déglu quoi. mais yëg nga ni tu ferais un bon Ndongo Lo mosuñu la ko wax. loolu dañ ma koy wax chaque jour mu doon tamit lu ma neex moom it mu doon daanaan boo xam ne tey jii nii maanaam Sénégal ñi ko fi bañ bariwul mu doon daanaan mën a way tey jii nii génération bi koy gis ñu mujjee jug ñëpp Ndongo Lo la ñuy way. ba ci man des fois damay jékki-jékki taxaw sur scène di way sama xel dem ci benn waayam man way du ma toog déglu ko ba mu jeex nii dama ci bàyyi xel rek. en fait xam nga lu tax Ndongo Lo ni mu meloon ak public am Ndongo Lo presque tey mën nañ ne sonam yu mujjee yi nit ñi am ci moom ay live soirée la da ngay gis comme style Ibro Nadio du ay son yoo xamante ne single la yu ñu bind wala yu ñu préparé mais jàkkaarloog public bi di way yëf ki di neex ngay continuer di way muy neex ngay continuer di ci cabaxal ay notes di ci cabaxal ay bàkk ak yooyu noonu en fait c'était ça Ndongo Lo loolu lañ gis. waaw xam nga maanaam. ay way moom des fois suñu borom moo koy def ci nit man du ma bind man du ma toog jël sama biig ak feuille di bind damay dem taxaw ñu ne ma thème lii la ma xool loolu lan la war a mën a àndal toog ci liggéey ci di ci gëstu du ma nelaw guddi gi di ci gëstu ak sama xel quoi mais bu ma taxee ci micro bi rek lépp lu moo defoon sama xel day ñëwaat. effectivement je t'ai entendu benn jour ci benn waxtaan am ku la wax ne la lu tax doo way ci ay thème nga tontu ko lu am solo mooy que yéen. amatoo leen lu ngeen di way ci ay paroles yu am solo ndax ñi leen fi jiitu way nañu lépp mais li ngeen mën mooy wayal seen génération tu as bien répondu xam nga lu tax génération bii ngeen nekk nii en fait ay sensibilisation ñoom déglu wuñ ko ci way ambiance lañuy déglu ak rythme te ku ko ci mënul sànku nga. mais te tamit xam nga maanaam tey jii man des fois maanaam journalistes yi dañuy poser ay questions yoo xam ne ñoom dañoo xamul fi réew muy toll parce que tey jii boo xoolee maanaam journalistes yu njëkk yi rek ak yii nii bokkul kon wayu njëkk yi ak wayu tey jii mënut a yem comprendre nga ñun suñu way moom mu ngi naan amul parole mais suñu way dafa am ay parole moom parole yooyu moo ko neexul parce que xëy na moom déglul parole yooyu noonu mais xale yi dañ koy bëgg di ko déglu te ñun tey jii ay xale lañ kon dañuy jéem a wayal xale yi mais mënuñu nekk ay xale bëgg a wayal ay mag yi mënoo leen yee mag ñi bu la yeewul doo leen yee. effectivement te mooy en fait li ngeen war a yeete tey ku ciy way loo war a yeete ci ay way tey ñi leen fi jiitu way nañ ko Thione Seck la ñu tuddee woon le parolier Youssou Ndour ngay ñëw ñu ne la lan la way en fait ay Ismaïla Lo ay Père Ouza ñoom ñëpp way nañu lépp li des fii fi mu nekk nii moom mooy ambiance ak rythme ak xool li xew ngeen jéem ko jël boole kook seen ay rythme fële fu bees tey si génération boobu ngeen toll te su ngeen di xool tey yéen ñi nga xamante ne yéen ñoom ñoo leen di topp mooy paroles yi bàyyiwu leen fi rythme bi la ñuy gën a topp te dafay feeñ ba ci tey xam nga li mag ñi yéen am ngeen chance bu ñu amul woon mooy TikTok yeeg yooyu noonu
en fait bu TikTok yi ngay gis nii c'est très rare ngay gis ñu jëlaat si wayu njëkk ya et dinaa si ñëw ci TikTok yi j'ai vu que ni participer nga ci clip bi mais fi ma bëggoon a ñëw ak yow mooy à part ay waay sàmba nga indi ci aussi en fait day nekk rythme boo xamante ne xale yi dañ koy adapté mooy création fecc xam nga ni Sénégal moom am na ay at yoo xamante ne depuis ay 1990 xaw ma ba léegi fecc ak wax rek moo fi changé ndax loolu nit ñi di créer nga ñëwaat indi mbarakoon waaye amour confiné da en fait xëy na peut-être ñàkkul ne li la nit ñi doon laaj moo tax nga fipp génn feneen. waaw xam nga ñun moom des fois man sax laay wax des fois damay jéem a damay toog nii sama néeg déglu musique boo xam ne dama naan lii bonne façon musique mais dama koy jël dem ci ñi nga xam ne xam nañ musique man rusuma loolu moom man rusuma dem laaj kenn de damay toog ne lii ban musique la nga ne man dama bëgg a way lu mel nii nga taxaw conseil am wax ma nan laay def ba ma way ko te am na yeneen musique yoo xam ne ñu ngi ciy liggéey te incha allah dina génn yàggul dara. amul confiné confinement bee la pousse wala. waaw xam nga maanaam dañoo toll foo xam ne chaque jour. maanaam lu xew rek yow war nga cee mën a way. actualité ngeen di topp. waaw lu xew war nga cee mën a way comprendre nga tey jii buñ jékki-jékkoon ventilo xew man damay way ventilo de dinaa xool ventilo li tax nan la ko kii dama koy gérer. way ay hélices. way ko way bouton yi. way lépp. way fii ñuy teg ak prise bi ay way fa la toll yaa ngi comprendre ay way fa la toll te it confinement bi tey jii nii maanaam. tee nañu ba mënuñu maanaam jouer soirée mënuñu jouer dara suñuy xel lañu yor di xalaat di bind dem studio kese. am nga confinement bi da leen tëj ba ngeen bëgg confinement bi comme amu leen ci pexe mënu leen génn. non confinement moom du ma la nëbb de man xaw ma kan mais man metti na ci man mettiwul parce que am naa temps boo xam ne man dama naan xëy mariage fii ngénte fii soirée fii aw ma sax temps ma dem studio booy xool samay single dañuy xaw a sorante mais moment bii nii maanaam chaque jour bu ma xëyee dafa ma dara damay sangu ba seet sol sama yére sol samay daal dem studio bu ma woyul sax ma dem studio toog fa. et puis ça te permet aussi tamit nga mën a corriger waat sa bopp et puis xam fan la musique toll pour que yow nga xool lan ngay yokk mbaa lan ngay wàññi. comme ni ma la ko waxee boo xoolee sama morceau bu mujj bii nii maanaam boo xoolee morceau bi maanaam dur bi ma ci def avant ambiance bi ñëw dafa gudd parce que des fois ñi dañ naan la yow doo way maanaam ambiance bi ngay topp moo tax ma jël benn dur boo xam ne way ci musique bi g ñu déglu maanaam ay ñu déglu musique quoi. effectivement déglu ko di ko. la musique était douce. paroles yi am sens laa bëgg a wax. nga moo tax ma ne da ngaa fipp xam naa boobu tontu la woon de ah. non du tontu xam nga des fois maanaam da ngay xool li nit ñi di wax non des fois da ngay xool lu nit ñi di wax maanaam bul la ne man buñ ma nee tey jii nii yow wayoo musique doo may musique bu mu nooy man rek sonal nga ma bu ma demee dama naan kii la moo tax mu wax ma lii mais dinaa dem jéem a xool nu may def ba def li mu wax pour am ko moom man yaakamtu ma dara tey jii boo mënoon defal lii nii la moo doon sa musique bi dama koy liggéey ba am la yow moo xam boo ko dégloo du nga bëgg kii moo waxaatoon yaakamtu ma. yaa ngi doon ñëw sànq ci sa intégration biir Subatel man je trouve que c'est normal gis naa sax ñu lay wax naan la est-ce que Subatel saturé wul ak concurrence bi fa am mais c'est normal. non foofu concurrent amu fa quoi concurrent amu fa parce que tey jii nii maanaam concurrent mënu fa am parce que ñoom ñëpp ñu ngi liggéey te ñoom ñëpp samay frère lañ tey maanaam ñun dañuy demalante suñu biir bas yu man ak moom yàgg nañ ànd boo xoolee ay soirée moo njëkk a taxaw ne ma maanaam di nga way te déwén force yaa jël mes révélations boobu maa ngi koy aw boobu amaguma single boo xoolee ay soirée ci ginnaawam boo ma xoolee man maay taxaw ci ginnaaw naan ko wayal muy kebal xam nga kon kooku man ak moom mënuñu concurrent parce que moom bokkuñu sax lu ñuy def day taasu man damay way Sidi Diop mi fa nekk sama mag la sama xarit la te it am na fu ñu jaar kon concurrent mënu fa am dañ boo rek liggéey ku ci nekk suñu borom lim bind sa jën a koy am lim bindu sa jën moom doo ko am bu nee Sidi Diop mooy jiitu bu nee Bass Thioung mooy jiitu bu nee Ibrahima Naajo mooy jiitu. waaw mais en fait da ngeen koy xoolee dans le sens lu mel ni Prince Art amoon na ay jamono Pape Diouf mu ngi fa woon Ami Collé Dieng nekkoon fa
ak ay yeneen artistes amoon na ay jamono Aïda Samb mi ngi fa Birahim Ndiaye mi ngi fa Suwaadu Jaw nekk fa te terewul kenn ku si nekk li nga mën a war a bay sa waar ci musique bi yaa ngi koy def donc tey su ngeen amee xam nga man je salue Matar Subatel xam nga lu tax évolution ci liggéey maanaam yokkute ci liggéey wala qualité ci liggéey mooy nga xool ñan ñoo fi teg tànk nga jël leen boole leen daal di leen yor ça te permet yow ngay présenter de bons produits donc yéen aussi tamit il faut que benn affaire aussi mooy ngeen def ci attention mooy léeg-léeg concurrence amul seen diggante mais opinion seeni fans dinañ leen xaw a pousse ci concurrence Ibro. non man moom mënuñu ma pousse concurrence parce que man li ma ñor maanaam mooy xëy liggéey def li ma war a def man. samay affaire boo koy xool maanaam da nga naan kii ban façon artiste la comprendre nga man samay affaire dama koy togg ba mu ñor man concurrent wu ma kenn déggoo Ibrahima Naajo lii wala man concurrent wu ma kenn damay toog liggéey sama morceau ba mu rafet way ci lu neex ambiance ci lu neex ànd seeg sama rakk ji bi Njaay génn nit ñi bëgg ko moo tax sama son man awma son bu ma génne boo xam ne nekkul it son bu ma génne nit ñi bëgg ko parce que dama ci toog liggéey ko maanaam man balaa maa génne sama morceau kaa nga xamal damay toog déglu ko des fois may toog di déglu sama morceau naan déedéet d'accord ma mais damay toog déglu sama morceau man bu ma neexee rek dugg sama xol dama koy génne parce que lu jógee sa xol dugg ci xolu jaam. effectivement et puis à Subatel aussi yéen a ngi commencé di travailler ci ay projets. waaw moom ndaanaan la tey jii maanaam am na leen loo xam ne tey jii gënuñu ko yokk muy jom. boo waxee mu ne man bugguma maanaam artiste boo xam ne da ngay way jékki-jékki ba arrêté way bu ñëwee musique Sénégal am nga dara loo ci def te musique Sénégal ñun artistes yu ndaw yi ñun jeunes yi ñun ñoo ko mën a defar ba mu rafet tey jii boo xoolee ñoom Baaba Maal ñoom Youssou Ndour ñoom Ismaël Lo tey jii boo waxee ci musique Sénégal rek ñoom bàyyi ñu fi lu ñaaw lu rafet rek lañ fi bàyyi kon ñun artistes yu ndaw yi nañ jéem a booloo ñun ñëpp benn lañ ku ci nekk li suñu borom bind sa jéb bi da nga koy am ñun ñoo sob rek di yaakamti mais ku ci nekk li sa maanaam borom bi li mu bind sa jéb da nga koy am borom bi bu nee lii la loolu la kenn mënu ci dara nañ booloo ñun ñëpp ay jeunes lañ xam nga nekk benn liggéey parce que Sénégal kenn mënu koo xaar ñaar benn bopp la buñ boolee boo demee ay États-Unis ay kii da ngay gis benn jeune talent sax bu jug waaye benn morceau mu doon it nga gis benn artiste bu mag ponkol woo ko pour ñu def ñoom ñaar featuring parce que loolooy dundal seen musique. mais gis nañ leen je pense que bi ñuy préparer Coupe d'Afrique la xaw ma ànd ngeen yéen ñëpp def benn compilation way ko. xam nga loolu dafa nice. bu baax voilà loolu nag laa bëgg ñu koy jëfee ñi nga ñu jiitu dañuy jël seen loxo maanaam taalal seen rakk yi nekk seen ginnaaw comprendre nga mais boo bëggee jiitu exemple sa benn rakk jug teg benn pas ñaari pas ñetti pas nga commencé ko sonal naan lii di ko indi ay problème fii affaire loolu doxaloon musique géej la. maanaam aar géej la ku ci nekk mën nga cee lekk ba suur mais mag ñi dañuy jéem a jël seen loxo di gestu seen rakk yi ne ci ginnaaw tey di bañ di concurrent ak ñoom. voilà mais yéen Subatel loolu dalu leen vous avez votre doyen Pape Diouf. waaw moom grand bu baax la maanaam moom bañ xamante ne Subatel laa dem ñu xamante mais dama toog naan kii est-ce que sax Pape Diouf la moom loo wax mu ree loo wax mu ree xam nga kon kooku nitu jàmm la da ngay toog ñëw mu woo la këram wala mu woo la téléphone conseiller la ngay ñibbi mu may la xaalis tey jii mu ñu koy may dëgg la ñaakuñu ko mais loolu dañuy gën a yokk jom mu doon grand bu baax maa ngi koy nuyuwaale waaw. mais nag yaakaar naa ni seen daje ak moom ci biir Subatel est-ce que vous êtes conscient que ni beneen buntu xam-xam ibbeeku na parce que Pape Diouf tey boo koy yóbbu di ko comparer da nga koy yóbbu ci mag ñi. non moom ndaanaan la moom. Sénégal kenn werantewul ndaanaan. yéen a ngi rootee ci moom. non dañuy rootee ci moom. gis naa ngeen defal ko benn surprise ci anniversaire am xaw ma anniversaire bébé Bass waaw ngeen def benn surprise yow Sidi Diop Bass Thioung ngeen dem fa yéen ñi nekk Subatel. waaw xam nga loolu lu rafet la. tey jii boo xoolee ki la jiitu maanaam da ngay jéem a topp ci ginnaawam des fois maanaam ki la juri si aar da nga koy bégal da nga question ne ñàkk fayda de mais ngir bëgg am dara ëllëg la. effectivement. maanaam da ngay xool ñu ne ci jiitu nga tarbiyu leen loolu man tarbiyu laa ko jàppee. d'accord. bon continuer leen di ko tarbiyu di ngeen fële ci musique parce que moom tamit nekk na koo xamante ne ay live moom kenn waxatu ko te yéen yàlla boole na leen ci artistes yi nga xamante ne seeni live nit ñi dañ koy cons.
waaw loolu comme ni ma la ko waxee sant yàlla la ak liggéey c'est que nit ñi jàmm yor xol bu rafet xam nga nit maanaam mu nga toog sa kër di way ba sonn maanaam nit ñi duñ ko déglu boobu dafa fekk sa xol moo dul rafet. ñu nga sa xol bu rafetee loo way mu neex nit ñi boo bëggee nit sa xol rafet loo way day neex nit ñi nit da lay ñàkk bañ a xam sax di bëggee say son ndax xol bu rafet waaw. mais quand même Ibro fawee nga way ba teg sa ñaari single bettu la. non teg naa ñett sax. ban mooy ñettee waaw non ñett waa ñu defee ñett ay waay Samba sama fief ak amour confiné. te am na morceau yoo xam ne fi mu nekk nii Sénégal xam nañ am na benn morceau bu ma naan sax di ko romb di xeeñ lu neex genre morceau waaw morceau yooyu yëpp génnee gu ma ko ay live la daggitu coupe yu ndaw nii yu ma jox nit ñi dinañ te incha allah ñu ngi instant defal nañ ay morceau yu bari ci morceau yooyu noonu dinañ ko génne incha allah te dinañ si gis yeneen surprise. mais mu ñëw ci sama fief en fait sama fief dafa mel ni ndeysaan da nga delloo njukkal ñi nga xamante ne ñoom nga tàmbali woon ñu may la doole ba nga egg si fii. waaw moo tax xam nga maanaam boo dëkkee ci gox ñoom wala ñu la dara lu ñaaw man bu ma wootee fi parcelle des fois damay gis nit sama biir soirée mu leer ma ne kii nii ma gis ni ci biir soirée du dem. waaw tey jii maanaam ñi lay wuy si bàyyi seen yi tey jënd seen yére jënd seen dàll ñëw di la teral ñooñu mënoo leen fayee dara comme que suñu borom nag baat la ma may way. moo tax ma jël morceau bi way leen ko delloo leen njukkal. effectivement te en fait mënoon nga ko dem def ko ci clip génn Dakar dem feneen mais lu tax nga resté waat ci biir koñ bi defee ko sa kër génn sa biir koñ dox say xarit ànd ak yow donc dafa mel ni comme si que ni en fait yow da nga réitérer sa fierté fii ci Parcelles. maanaam am na loo xam ne maanaam nit bu koy def des fois clip dina laaj nga génn nag. waaw mais des fois. da ngay wane yow ki nga doon man du complexe wu ma si loolu noonu man doomu banlieue laa tey doomu banlieue laay mos a doon bu ma yoroon ay milliards it doomu banlieue laay doon mais des fois dafay laaj maanaam yow nga wane ki nga doon wane ne yow si banlieue nga dëkk comprendre nga wane ne yow si banlieue nga dëkk maanaam tey ji dem jóge naa fi nii fii Parcelles dem sama kër yaay Nord Foire dem naa fa 2 jours laa fa toog mënu ma fa toog dama ñibbi si waat biir banlieue parce que man miinu ma loolu noonu man dama maanaam ambiance samay dundal ak dundu banlieue te ci laay dox ba léegi nii. xam nga yow sax yow ku la xool ni yow da ngay incarner ambiance yow non non yow instant nii yow ku la xool rek ambiance ngeen dural yow. waaw yow moom. mais Djiby Ndiaye kaay parce que man sama problème ak Djiby Ndiaye mooy. mais nag kaa ma xamal benn affaire de. maanaam journaliste yi ma xam yëpp war nañoo def ni yow di gëstu mais des fois da nga toog benn interview chaque jour même question la lay posé même question mais nice quoi. waaw non la àdduna noonu la comme yéen waykat yi bëri nañu mais ñëpp a def différence ku nekk def nga différence en fait ñun jëmbi suñu liggéey bi noonu la ku nekk da nga am sa style bu propre mais li tax may woo Djiby Ndiaye mooy ba mu déggee ay paroles Djiby Ndiaye. man dama ne Djiby Ndiaye dafa meree ci biti ñëw ci way bi tontu wala yow ak Djiby Ndiaye da ngeen di diisoo nga boole ko ku la def lu la metti Ibro tontu ma bare balaa ma kaa laaj dafa am ku la def lu la metti nga ñëw boole ko Djiby Ndiaye. def ko lu ma metti Djiby Ndiaye moo xool inspiration. moom ay biram moom. bàyyi ko mu wax ci rek bàyyi ko mu seere ci rek. da nga meroon. non meru woon sax. lu la naqari dafa am ku mu la boole. tooñu ma kenn tooñu ma. non ndax am na ku ko tooñ moom mu ñëw ne la am na ku ma tooñ. non pourtant kenn tooñu ko sax. mais daam yoo xamante ne mooy loolu rek. non Djiby texte bi préparé woo ko texte bi préparé woo ko. non ñun moom xamuñu maanaam ñun xamuñu ay bind wala yooyu. mais dañuy répété nice. loolu yàlla. non et puis xam nga c'est tout naturel. fi mu nekk nii dëkk bi yëpp koo dox dégg nga mun a xale baa ngi nii. waaw loolu parce que loolu moo nekk si moom. waaw li nga ko waxee rek moo loolu nekk si moom. bu ko déglu dëgg bi kase. mais moom loo ko wax nga ni Pape Diouf way na référence mais Ibro kenn xamul référence am tey nag man maay wax Sénégal kan mooy référence Ibro non balaa ñu koy génn nag mi sax référence de.
non yow xam nga ko xam nga ko. non déedéet xaw ma. déedéet xam nga ko de. non xam nga ko de. non Ibro sa référence. xam nga keroog am na bëgguma woon wax dara mais am na keroog ku ma topp ba ma wax ko mais xam naa nit ñi gisuñu ko mais dootuma ci waxaat. non déedéet man dama koy wax man non du ma fi jógee da ngay wax sa référence Ibro parce que xam nga ndax lan Ibro faaw nga wax sa parce que yow li nga yëngalee Sénégal nii fi mu nekk nii ku nekk bàyyi nga sa mag ñi bàyyi sa rakk ñëpp naa nekk petit frère de Mama Mbaye ne serait-ce que pour ça wax leen sa référence. yow la. non man wayuma ambiance suma Ibro kuy sa référence. non bàyyi mu seet. non dama bàyyi mu seet foofu laay des soo bëggee mën na fi fanaan. déedéet xam nga maanaam ruqu booy rootee. boo ko waxee ñu ngi dem rootee foofu noonu. waaw mais non yow ku fa root du fees ni nga feesee man maa la wax loolu. wuy ma dama ni ñii dañuy yóbbu satala ñii yóbbu siwo ñii yóbbu garangaal mais dama ne la ku fa root du feese ni nga feesee waxal rek Ibro. non bàyyi mu seet. non maa la ko ñaan ci barki màggal. waaw du Ndiaye Mbengue. bi Serigne Touba neex na mais Djiby en fait ndeysaan li nga aaw dafay wane ndeysaan que miinante cofeel boo leen am ak yàgg goo leen yàgg que nga xam ni ñi nekkul benn groupe musique bu jeg ba si yàgg rek daje mais tout d'abord ay ànd ngeen tout loolu moom nga tontu foofu. waaw dëgg la loolu yëpp dëgg la ñu foondoo aussi def na lu bari man ak moom xamante ba ci musique bi sax moo fi loolu moo feeñ waaw ngay dem ba xam fu mu war a jógee moom mu xam fu mu war a daanalee moom mu xam fu mu war a jógee man ma xam fu mu war a daanalee loolu la daal. mais tu lui as volé la vedette yow star yi yaa gën a nekk star Ibro moom mi way bi yow. non man du may star rek non moom. non avec booy ñuy waxtaanee rek moom Mbaye mais coow li xam nga la xale baa ngi nii. waaw comme lu ma wax rek liñ ko waxal lépp loolu moo ne si moom. xale la di ànd ak ay gone. et puis du xale baa ngi nii kese ka man dégg naa non ñee soo ko. Djiby da nga jaar nawetaan. waaw jaar ma fenn. ma doo football sax. mais supporter nawetaan. supporter bu kenn. daan ngeen tëgg ay asiko nawetaan. musique laa supporter. tëgg nga nawetaan. aar laay supporter. xam naa yaa ma xam ne xam naa damay doon topp Djiby tëgg nga nawetaan. tëgg ma nawetaan de. wala kii la jàkkaarloo yi. ak ngeen waaw affaire yi la waaw yaa ma gën a xam. jaati bongo yi tamit mais am na lu ma bëgg laaj Djiby pourquoi tu as tabassé Khadim Djiby Khadim nee na yaa ko wal ba mu nooy. non dóoruma kenn. duñ dóor ak yooyu non dóoruma ko de. barke Serigne Touba dóoruma ko moom moo ma gaañ mais dóoruma ko. def ma ko dara. xelam mooy am foofu rek. bàyyi ko foofu rek Khadim moom. bàyyi ko Khadim dem ba xalaas. xanaa Khadim du seen ko may. keroog la ñëw ba fii nii maanaam mujj gi man ay reer ma jàpp dama ne kii est-ce que boobu nit la. ñëw ba fii jox ma loxo quoi nuyu ma xam nga ma xool ko xam ni maanaam des fois nit dina def loo xam ne da koy réccu mais mooy loolu daal Khadim ay waxu Bamba moom comme que sama sëriñ bi lañ ko tuddee waaw dañ jël ay waxam te ko noonu. mais quand même est-ce que yéen a ngi ci jàngee que ni da ngeen war a bàyyiwaat xel seen ginnaaw ñi ngeen di àndal ak li ngeen di def. waaw loolu lu am solo la parce que tey jii ni maanaam bu ñu nee entourage tey jii bu ma jugoon bay def dara rek tey jii ñoom ñoo ma war a defal lii ngay def loo xam ne bu ma ko defee tey jii nii du ma indil benn problème ji bi tamit ñoom ba si ñoom tey jii ku ci war a def dara rek war nañ ko mën a xam ñu ne la defal lii wala defal lii tey daf ma gën a yokk jom gën ma yokk fit. effectivement comprendre nga daf ma gën a yokk jom gën ma yokk fit maanaam gën yokk loolu yokk na ma lu bari. yokk na dem ay yokkute la def si ma. woy bàyyiwaat xel seen ma parce que des fois damay dégg sax léeg-léeg am ñu lay laaj naan woy nit ñi dañuy wax naan soirée Ibro Nadio dafa bëri histoire en fait du yow yaa histoire. non mais sama soirée bi doon gisee fermé fees dell des fois am na ñoo xam ne maanaam dañ leen di forcer pour dugg leen parce que fi ñuy jógee day sori mais force maanaam du nekk ay histoire sax mais dina fees ba doo mën a def nii comprendre nga léegi nii la ñuy def nii jékki-jékki xam nga Sénégal moom ku ci nekk rek sa xol. non yàlla bu leen ambiance bi jàpp ba seen yaram. non bàyyi leen ba lii jeex. ba Djiby Ndiaye nekk fële si wet bi di ñu. bàyyi leen ba lii jeex ba corona bi jeex. mais Djiby fan nga jëmaat ak Sénégalais yi. waaw li du dara. moo li nga wax fii yëpp. man dama ne man bi ma la dégloo dama ne man sa réservoir wax épuisé nga ko.
Serafal xam nañ lii dara. nañ dem ba ci kanam. lu bees yu bees yu gën a tàng. non fii waxi moom du fi ñaay toog sa ñi fii néeg bi ñëppay wax. néeg bi damay waaye jékki-jékki ñu ne ma noonu teggil lii waaye lii du ma ci mën dara moom des fois day taasu lii ma ne ko déedéet. taasul lii nii parce que dañoo miinante. moom man ak moom ñoo doon bongoy man avant ma waaye dama doon taasu. man ak moom mii ñoo doon ànd di taasoondoo comprendre nga. man tey jii buñ taxee ci kaw chaîne loolu lépp day feeñ. des fois ma way mu ne ma déedéet mën ngaa way lu dàq lii tegal ma ci lii IOA des fois mu taasu ma ne ko noonu teg ci IOA bi kon xam nga loolu jeexagul des na yu bari. xam nañ ne yaa ngi ànd ak Ibro mais xanaa nag en fait Sénégal ni la conseil en fait yow lan nga si gis si sa bopp. waaw sant rek xam nga maanaam liggéey rek moom solo te ñu ne xamuñu dara ay xale lañ aussi demaguñu fenn defaguñu dara aussi. dañuy jàpp fu ñu jàpp rek ne ci yoon bi ñu war a ne newuñ ci leneen nag lu dul ci lu ñu war a ne nekk ci ba faw nag di def pour defal gaay lu neex rek. mais xalaat nga nag mu am loo xamante ne aussi yaa ak Ibro yéen ñaar du jeex ay copain ngeen hormis way bi mais nga jege ba si yàgg rek comme taasukat nga woon nga génne benn affaire. xanaa mu dépendre ci moom. waaw parce que man maa ngi ci ginnaawam te lii du jeex. xanaa. ñu gas ma dugal mu ci suuf. incha allah yàlla na yéex ak jàmm lan nga dund ak Doudou Ndiaye Mbengue ba def ko sa référence. waaw moom sama papa la sama lépp la sama xarit la parce que këram laa doon fréquenté dem na ba muy toxu sax mu ngi naan sama yaay Ibrahima dama koy yóbbaale. dama mos a toog benn jour ci bundu këram taxaw di wayantu mu nuyu ay doomam dugg maa ngi koy dégg muy wax xaritam naa ko kii dina way ji. maanaam kii lu muy wax nii mais chaque jour moo day ñëw sama bopp te ay morceaux rek laay déglu may déglu ay morceaux moo di ñëw sama bopp ma dem ba commencé bëgg way. bi mu la déggee bi nga tàmbalee ak léegi gisantewaat ngeen. dama koy woo. lan la wax. gàmmu dama fay dem dañuy gisante dañuy déggante. lan la wax ci bi ma gisee ba ma commencé way génn single ay waay sàmm bi ba ma jàkkaarloo nag ma ne xam nga naan di nga way. loolu la mu njëkk a wax xamoon naa ne di nga way di la jox ay conseils nag di la wax fi ngay jaar ak defal lii te incha allah am na ay morceaux yoo xam ne wala benn morceau sax dinaa ko jël un jour génne ko jox ko Sénégalais pour delloo ko njukkal moom incha allah. xam naa bal la. Balla. su ma la ko waxee dama nga tëb fii naaw ne dama lay topp. dama nekk sa fii nii. Balla mën naa ko. mais Covid bi yàq na album bi ak kii Grand Théâtre bi. oui ba Covid bi yàq na album bi ak Grand Théâtre bi. waaw loolu sant yàlla xam nga suñu borom moom lu mu def maanaam moo gën lu mu deful tey jii mënoon Covid bi mënoon na fa bañ a nekk. nga def ko leneen dal la wala dara mais kon dañ koy santee borom bi te jeexagul ñun ay xale lañ xam nga te defaguñ dara ci aar lu ne mën nañ ko xaaraat parce que ñun ay xale lañ mën nañ xaaraat ba ci kanam mais ñu ngi liggéey album est-ce que parewul sax waaw incha allah xam naa ne Covid moom bu jeexee waaw dinañ gis leneen quoi. dina yëngu lool sax réew mi di yëngu. yow mënutoo wax ba wax lu gën a rëy li nga wax fii. waa léegi kon nag. nañ jënd coton tige bu bari di fam suñu nopp rek di déglu. nettoyé rek di déglu. petal da nga koy ko ci pet rek. petal da nga koy ko ci pet. voilà Ibro waxtaan bi mi ngi xëccu jëm ci jeex mais quand même aussi Grand Théâtre Ibro Nadio nekk na lu ñëpp di xaar parce que mën nañ ne foofu aussi jaaruwaay la c'est une porte pour entrer dans la cour des grands tey mu ngi woon ci sa ay projet yaa ngi ko doon waaj bu baax a baax. waaw loolu moom ñu ngi ko doon waaj sax ñu ngi ko doon waaj parce que tey jii lépp looy def rek ñaan nga yàlla avancé si quoi te Grand Théâtre pour ñun la ñun artistes ñun ñoo ko moom parce que tey jii nii. non Grand Théâtre nag xanaa moo corona bi cat yàq na lu garaaw. mais incha allah xam naa ne yàggul dara dinañ fa dem. mais dama bëgg jour boobu ñu gis beneen spectacle. jour boobu dinañ fecc dinañ tëgg dinañ indi leneen loo xam ne loolu. après non fecc Ibro
fii nag da nga wonee ku daan dem ci programme Ibro da nga bàyyi ba fin woy bi nga def fii fu bandi nga siif waaw non c'est vrai gis naa la siif kat nga man siif kat mu ko xoolee xam naa ni léegi da nga dis mais la nga siif keroog du siif bu bees. waaw loolu yàgg na. waaw feccu démb nga fecc non xam naa la. faa nga génne oom. xam nga fecc mi des fois da ngay laal ca kaw. boo laalee benn ñaar ñett. keroog baara mbay bi da nga ko ajjee ji asamaan. non jëloo baara mbay suuf mais da nga jëli ji baara mbay bu sori. waaw noonu la xam nga maanaam comme li ma la wax. boo nekkee doom banlieue yàgg nekk ci programme yi yow da ngay dem ba maanaam lépp da nga koy mën te artiste da nga war a mën lépp. artiste da nga war a mën lépp. boo xoolee ni ma feccee foofu noonu. tey ji am na ñoo xam ne affaire bi dafa leen jaaxal. parce que bu ma taxee si kaw scène ni may yëngatoo ak loolu bokkul. non en fait yow Ibro bandi nga yow bandi bi nga nekk mooy da ngay affiché indo di dawal kaboy mooy ku le gis na naan booy bu kulle booy bi dafa yaru booy bi yambar la yooyu noonu dégg naa la benn ju naan naajo bi nga naan non damaa nooyoon moo tax ñu tuddee ma naajo mosoo nooy Ibro mosoo nooy ah et puis sama fecckat bi nga indi ndeysaan Mass Mbaye et puis gis naa ci yow benn affaire ah mooy da nga doon suivre ñi reprendre TikTok son bi. waaw man des fois dama toog nii dugg TikTok naan nii. mais dama wàcc benn page. ñaar dégg moom ma bàyyi wàccaat ñaar dégg dama mujj toog dem ba tàmbu TikTok bi. booy gis naa nga dajale ñi ci TikTok lu neex ba ñëpp reprendre leen gis naa nga dajale leen ku mel ni Ndeye Ndiaye Banaya ku mel ni Babacar. waaw xam nga loolu waa groupe yàq. waaw loolu boo gisee ma def ko. maanaam damay way ni maanaam showbiz lépp benn la. dëgg la tey jii way naa Parcelles mais way naa banlieue. way nga banlieue way nga Médina. way naa banlieue way naa Médina moo tax ma dem jëli ñoom Mass Mbaye xam nga jëli ñoom Babacar Fadia ñoom Ndeye Ndiaye Grand Yoff parce que lépp benn la moo tax ma dajale leen waaw groupe yàq maa ngi leen nuyuwaale non toj nañ ko. borom caay bi përi yooyu kan la. kooku moom joué tama moo joué morceau moo joué tama yi. ne ko loolu bu koy faral di def beneen yoon na ko préparé dégg nga te na doon chaque jour ci suuf bu mu doon ci keek mais wuy ma yaa ngi bëgg yàgg ci kii bi de gaalu célibataire yi de. ah non loolu weesuwul dañuy doxal léegi mu ñëw. yow da nga neex quoi mos naa la dégg benn jour nga naan non man du ma takk waykat. non waykat moom du ma ko takk moom. man naa takk waykat bu ma génnee dem way ji mu way ji bu ma way ji moom mu dem way ji ku may toppatoo. ki nga takk te du waykat moom mu toog di la xaar yow nga génn nag. waaw xam nga man sama génn. sama génn guddi lay doon. lu bëri guddi lay doon boo demoon émission. guddi dem soirée. wala dem feneen. waaw mais bu dee guddi gi moom. waykat bi tamit moom tamit waykat bu jigéen bi. génnam guddi la. bu dee soirée la xam nga koo takk ni tey jii. mu bañ a doon artiste bu dee soirée la boo dem soirée moom dina mën a solu dem laal VIP yom toog nga way soirée moom jeex ñibbi. ànd ak moom ñëw tëdd mais imagine nga tax waykat yow nga toog fii nii mu nga toog benn une semaine yàlla moom dem tourné nga toog fi yow kase naa du ma takk jabar bu mu dul toog bu boobee nga toog rek kii jiw naa la xale baa ngi nii mais ana xale bi nga xamante ne booy Snapchat ba di ko xool da ngay gën a jantal. mu ngi fi madame mu ngi fi waaw madame waaw mu ngi si jàmm bu baax. da ko lonk. kon dama koy lonk léegi. dugal ko ci amul confiné bi daf ko mariage confinement loolu laay safal li nga wax laay def. li nga wax laay def. ñu dellu si fi kañ. yow kër gi sa kër la. non pour si takk bi laa wax. non yow kër gi sa kër la xam nga ne lu fi mën a xew. di nga ko yëg. incha allah mais yàggul dara incha allah. ji bi ñu leen di xaar ci lan après. ci lu bari doole daal. waaw loolu daal laa Sénégal. waaw am nañu jàmm di ñaan réew mi yëpp jàmm. waaw di bëggee ñëpp daal. merci beaucoup Ibro ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw di la jaajëfal di kontaan waaw di kontaan di la ñaanal sa liggéey bi jëm ca kaw. xam naa la wax loo xam ne kenn ñemew la ko wax. da nga mën yaa mën ñëpp. allez merci beaucoup c'était Ibro Nadio from PA booy Parcelles bi nga xamante ne moom moo yëngal réew mi ñu di ko jaajëfal amoon mbégte séq ak moom waxtaan bu neex a neex artiste sur la toile revient encore une fois ci enquête 221 ngeen ñaanal ma nag bii mu bañ a taxaw ñu daal di continuer xool xale yi nga xamante ne ñoo fi mën yor musique gu Sénégal teeku nii incha allah rabbi ci ay fan yu néew rek dinañ dellu si waat ci lu am doole merci beaucoup et à bientôt.